Baye Abdou Faye nee na quand je dis Baye Abdou Faye mooy turandoo Abdou Faye waaw Abdou la tudd sant Faye comme ndem si yàlla Abdou Faye Baye Abdou Faye nee na xool na koor bi nee na lim ci ràññee woon mooy benn am na ay góom ci bopp bi boo moytuwul dinañu wax ne da doon daanu yësi waaw bu ñu moytuwul fii ak ay waxtu di ngeen dégg xëy na police sénégalaise naan suñu ndem si yàlla Abdou Faye da doon daanu yësi ba di mbëkk mur yi nee na fekk na bopp Abdou Faye mu am ay góom fekk na itam fii mu ñuul kukk mel ni lu xëm man de ñun de laay wax sax ñun waa FRAPP yàgg nañ dugg commissariat central yàgg nañ ñu tëj ci cellule commissariat central waaye man depuis démb maa ngi jéem a xool naka la doomu aadama mën a xaruwee biir commissariat central man mu ngi may posé maa ngi jéem a xalaat naka la doomu aadama ci biir cellule bu commissariat central mën a xaruwee maa ngi jéem a tourner problème bi mais je n'arrive pas à voir naka la doomu aadama mën a xaruwee biir commissariat central benn da ngay ñëw ñu tekki sa ceinture ñaar ñu simmi sa dàll waaw doo yore caabi doo yore dara yoon bi ma fay mujjee dugg wala avant dernière fois njàmpe bu ñu doon permettre mu dugg mooy njàmpe ñax yi njàmpe ñax bu fekkee bàyyi nañ njàmpe bu dul njàmpe ñax dugg c'est la responsabilité de l'État du Sénégal waaye même beneen njàmpe sax je me demande imaginez man Guy Marius Sagna ngeen dégg ne waaw dañ ma garder à vue le lendemain ñu ne leen dama xaru ak njàmpe man Guy Marius Sagna ak njàmpe fan ngay xaroo waaw cellules yi 100 personnes yenn saa yi sax dañ ko fay dugal ba pare jaabante bi y a 2 cellules qui se font face am na beneen cellule ci kaw mooy cellule boobu nga xam ne pour saw d'accord da ngay saw ci benn bouteille yéen ñëpp mais même foofu je me demande comment est-ce que njàmpe sax lu muy def ci cellule boobu ça se trouve au premier étage ou au deuxième étage man musuñu ma tëj commissariat central man rek fàttaliku ma fu ñu tëjee membre FRAPP ci benn cellule moom rek donc xaru nu mu mën a amee ñetteel bi en 2019 juillet 2019 fii lañ ma jàpp xaw ma pour fausse alerte au terrorisme ñu dugal ma section de recherche bu gendarmerie bu Colobane bi ma fa jógewee am na li ma waxoon cellule gendarmerie bu Colobane dafa am loo xam ne moo ma fa marqué mooy cellule yëpp am caméra de surveillance cellule yëpp am caméra de surveillance am na foo xam ne boo fa toogee ci gendarmerie bu Colobane da ngay gis sur l'écran de télévision nga gis chambre yëpp mais commissariat central am na caméra de surveillance néeg bi may wax naan ci kaw la néeg boobu nga xam ne benn bouteille 10 litres moo fa nekk ku nekk di fa dugal waaw pour saw mais néeg boobu dafa am caméra ay toog guddi nga gis lampe bi ci kaw mu xonk donc waaw foog ñu wax ñu justice et vérité foog état du Sénégal bàyyi li ñu naan déni de justice maanaam mbir am ñu ne du mujj fenn loolu tamit bokk na ci liy jur naxar ci askan ba askan réagiré comme nu mu réagiré mars ak février dernier waaw Fallou Sène acca Bassirou Faye acca Abdou Faye acca dara leerul Pape Sarr acca dara leerul Elimane Touré dara leerul mbokk yi ba léegi xamuñu mais loolu ngeen fone bu yàggee lu muy jur maanaam réew moo xam ne mu ngi sant du mujj fenn bii nag dossier bii nag dañoo bëgg mu mujj fenn
te incha allah dina mujj fenn ak bu ko njaboot gi bëggee ndaxte nag ñoom la de bés bu ñu waxee doy na ñun itam ñu toog seetaan waaw dinañu métti parce que pour man dañu war a am justice et vérité pour Abdou Faye waaye deuxièmement pour ñeneen ñu dul Abdou Faye yàlla def na Abdou Faye dem na yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko aljana waaye defe naa ne mission wu Abdou Faye fu mu nekk nii mooy fexe ba beneen Abdou Faye bañ a am plus jamais ça plus jamais de Abdou Faye plus jamais un autre Abdou Faye defe naa loolu mooy mission wu Abdou Faye jamono ji et ñun nag waa FRAPP pare nañu pour ànd ak njaboot gi ak ñeneen ñëpp citoyen ndaxte dossier bi nag ñun ñëpp ko bokk dossier bi ñun ñëpp ko bokk na ci ñëpp jàpp déedéet dossier bi ñëpp xaj nañ ci na ci ñëpp jàpp pour ñu am lu leer dóor yi mooy jur rey ñun dañoo tàmm di banaliser la violence des forces de défense et de sécurité yuuxu mooy jur saaga mooy jur dóor mooy jur rey nag mooy jur lii nga xam ne moo ñu fi dajale donc nañu bàyyi di banaliser la violence les forces de défense et de sécurité nag particulièrement la police lu tax ñu mel nii mooy en réalité nous sommes ces forces de défense et de sécurité sont les héritières des forces de défense et de sécurité coloniales maanaam da ngay gis police wala gendarmerie di agir mel ni elles étaient plutôt en territoire conquis mel ni dañoo dem ci beneen réew ci beneen askan ngir noot leen maanaam suñu police suñu gendarmerie ak ñoom seen dañoo nampé ci weenu police ak gendarmerie jamono colonisation maanaam jamono nooteel et donc l'effort de décolonisation bi nga xam ne waroon nañ ko décoloniser police gendarmerie ak ñoom seen naam am na lu ñu ci jot a def waaye ba léegi am na li ci des notamment ci wàllu violence policière ci wàllu violence de la gendarmerie ci wàllu torture yi ñuy def ci wàllu salaamaaleykum loo fi def këyit laay ut si am na tey ay citoyens sénégalais yoo xam ne lu ñu soxla këyit gendarmerie du ñu dugg gendarmerie lu ñu soxla këyit police du ñu fa dugg tey jii nii am na ñoo xam ne bu ñu leen convoqué gendarmerie bu ñu génnee ñoom jàpp nañ ne am nañ gàcce àddina ak àllaaxira loolu ndax lan foog état xoolaat loolu ndax lan foog police xoolaat loolu ndax lan